شيخ تجالي أمينا بالقدوم لكون في صفاء. salaamaaleykum mbokki internet yu safo Sunugal 24.net mbégteeg bànneex encore une fois di jàkkaarloo yéen si site bu am solo bi niñ koy faral di defee saa su ne seen biir émission waxtaanu koor ni leen koy waxee saa su ne dafay faral di ànd ak yéen ba keroog nga xam ne moo di jeextalu koor gi chaque semaine dañuy dala képp koo xamante ni voix d'or nga waaye itam képp koo xam ne dangay tagg yonent bu tedd bi Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam ba tax na cette fois ci dañ leen andil oustaz boo xamante ne ñëpp ko bëgg ba ñoo ko ba oustaz jantal lañ koy dàqante la dama koy bàyyi mu nuyoog mbokku internet yi oustaz Assane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Aïssatou di nuyu internet yi nga xamante ne ñu topp Sunugal 24 di leen ñaanal yàlla defal leen kooru jàmm nangul leen ko ñu fekke ko at yu bari si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. macha allah ñoo ko gisandoo mu nekk nga xamante ni moo di oustaz Assane nekk ku baax ku disponible macha allah bañ ko woowee rek a tegu ci baat oustaz ñu gis ne da ngay def lu am solo ay rubrique waaye itam lépp loo xamante ne dafa dem ci diine da nga ciy sawar lool di ko def fële ci TFM donc ñu gis ne da ngay taxaw lu bari li nga xamante ni moo di sangu set moo bëggoon xam ñaata façon sangu set moo am. jërëjëf Aïssatou si laaj bu am solo boobu xam nga ne diine ji moom ñun amuñu sañ-sañu ñu laaj ñu si loo xam ne jàpp nañ ne xam nañ ko war nañ ko mën a laajee biir jullit bi ñu di ko téye loolu moom xalaatu ko ak ku mu mën a doon rek buñ disponible rek incha allah dañuy am sawarte sax ngir baaxee loolu suñu bopp ndax ak mbokk yi ñuy topp ndax yiw bi si ñun lay njëkk a dellu ba pare balaa muy dem si keneen kon lépp luñ siy wax rek dañ siy ànd ak sawarte xam nga sangu set moom dafa nekk loo xamante ni jullit bu ne da nga ko war a man rawatina boo demee ba doon muskallaf bu dee góor nga boo demee ba gént da nga ko war a man bu dee jigéen nga soo demee ba commencé gis mbaax da nga ko war a jàng wala bien avant boobu sax war nga ko jàng pour bu la arrivé nga xam naka ngay def ba mën a laabaat mën a delluwaat say jaamu yàlla bu baax a baax a baax sangu set lu yomb la c'est que juste que ñaari formule rek moom moo am bu njëkk bi mooy bi nga xamante ni da ngay mujjee raxas sa ay tànk tëji ko njàpp mi beneen bi mooy mën nga jàppaale si biir sangu mi yeggali ko rek sans pour nga xam ne boo paree rek doo raxasaat sa ay tànk da ngay dem génn toilette bi wala salle de bain bi dem sol sa ay yére yi daal de jàkkaarloo ak sa borom subhanahu wa taala julli wala nga jàng alquran wala beneen jaamu yàlla boo xamante ni fas yéene nga ko def donc ñaari formule yooyu rek mais moom moo am bu njëkk bi juste boo commencé raxas sa loxo ñetti yoon boo paree raxas sa jumbax ba ci sa oom yi ba mu set boo paree nga daal de jàpp benn bu la neexee boo jeexalee njàpp mi benn ba pare nga raxas say tànk mu yegg benn yoon bu la neexee boo paree nga xaaj sa yaram boo xaajee sa yaram raxas ko ba pare daal de continuer raxas li nga xamante ni moom mooy sa ay tànk mujjee ko donc loolu rek moom mooy différence bi njëkkee raxas tànk yi wala nga mujjee ko pour jeexal njàpp mi voilà. macha allah mu nekk lu am solo képp koo xamante ne dafa xawoon lëndëm wala sax booy sango da ngay am xel ñaar oustaz Assane na baaxee na leen ko fi nga xamante ni moo di waxtaanu koor ba tey seen biir émission oustaz dañuy ñëw ci li nga xamante ni moo di wareefu koor lan mooy ay norme koor. waaw xam nga koor moom boo xoolee lépp loo xamante ni ñun ñi di woor dañ ne duñ ko def bëccëg bi rek ba mu des lekk ak naan ak sëy bu bëccëgu weeru koor bu koor gi jeexee noonu nga war a jikkoo maanaam luñ la tere si ñu baal ma si kàddu gi fen wala jëw wala wax lu soo nekkul wala dem foo warta dem wala xool loo warta xool wala laal loo warta laal loolu yëpp xam nga dañ la ko tere bëccëgu weeru koor même guddi gi itam yow loolu waru la lekk ak naan ak sëy rek lañ la tere bëccëg bi bu jant bi soowee nga mën ko def kon koor mooy sàmm sa bopp comme ni ko xale yi di waxee ping sa ay cër nag buñ ko waxee du ne rek ñu ne cocc toog nii benn place dëgg la noonu la mais nit mën na toog benn place fekk ay tojaangi rek lay wax wala mu toog benn place di laal lu mu warta laal wala toog benn place di xool lu mu warta xool wala toog benn place di dégg lu mu warta déglu wala di déglu lu mu warta déglu donc buñ ne ping sa ay cër mooy lépp loo xamante ni yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko tere pour nga def ko yow loolu bàyyi ko automatiquement loo xamante ni rek sant nañ la ko yow nga def ci sa këm kàttan ba yàlla xam ne yow mii kat li mu la sant jaarale ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaa ngi siy def sa këm kàttan loolu rek moom mooy koor bépp jëf ju ñaaw rek buñ la ko teree si koor loolu mooy yow entraînel ba bu koor gi jeexee ak jàmm ak salaam jikko yooyu nga mën di ko continuer boo xoolee tey jàkke yi day fees dell nit ñaa ngi dem naafila c'est bien bu leen kenn xas au contraire nañ leen encouragé ndax léeg-léeg nga dégg ku naan moom kay bu jàkk yi ñëwee bu koor gi ñëwee jàkk yi day fees naafila ji nangam sangam mais bàyyi leen comme ñu ngi koy def
rek loolu doy na sant yàlla. mais di leen ñaax ñu di leen encourager, loolu nekk loo xamante ni luy mën a sax la, day nekk loo xamante ni lu ama am solo la. beneen bi itam koo gis mu ngi sellal, xale yu jigéen yi di jéem a sol lu yiiw, di jéem a sol lu fatt, di jéem a sol lu jot, ñooñu itam nañ leen encourager ne leen ni ngeen mel bu koor gi tàmbalee yàlla dafa bëgg ngeen continuer noonu bu koor gi jeexee. di leen gën a ñaax di dem di jàng alquran, di déglu tafsir yi. tey jii ko dugg si otoom wala foo romb bërëb wala fu ñuy jaayee nit ñaa ngay déglu tafsiru quran yi si rajo yi. nga ne leen bu weeru koor bi jeexee noonu ngeen war di continuer, ndax yàlla dafa waxoon ne koor gi daf ko farataal si ak xeet yu ñu jiitu woon. lenn rek mooy objectif bi, mooy la'allakum tattaqun, ndax ngeen jëlee si ragal yàlla. kon ragal yàlla boobu nga xam ne moom la ñuy jéem a nekkee si biir weeru koor gi bu jeexee itam loolu rek mooy charte bi, ñu mën ko wéyaale ba kooru déwén jéeg ba ker balaa yàlla borom bi subhaanahu wa taala di dogal li ko soob. macha allah kàddu yi am na solo. ñaaxaat ne képp koo xamante ne jeune nga fii nga xamante ne moo di waxtaanu koor ba tey. oustaz dama la mës a dégg un jour nga ne couple wala kër warta am stress, muy jëkkër muy jabar. jëkkër ak jabar nan lañ war a mën a dundee. ni ko alquran waxee rek, wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. sadaqallahu alazim. yàlla ne dafa bokk si ay jàngaleem, si ay digleem, si ay ordre yi nga xam ne dañ ko war a topp. yàlla nee ne ak ay kéemtaanan mu sàkk góor ak jigéen, mu boole leen ñu nekk couple yuy sëy si faratas yàlla ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mu ne base couple bi mooy mawadda wa rahma, mbëggeel ak yërmande. Aysatu koo bëgg di nga ko yërëm. nit bu la yërëmul rek bëggu la. koo bëgg rek di nga am si moom yërmande. nga xam ne nit matul. léeg-léeg soxna si tooñ jéggalu amul problème, léeg-léeg soxna si tooñ sax xaw a am kersa, yow yaa koy mettre à l'aise, kaf ak moom, ree ak moom, wan ke ne lii du dara, ndax ëllëg yow mën nga ko tooñ itam. loolu bu dëgg te boobaa da ngay bëgg moom itam mu bàyyi lépp mu sedd, comme ni ko xale yi waxee, jéggal la. couple bi mën a nekkaat un couple heureux. ndax comme niñ koy waxee, bëñ la ak làmmeñ ñoo dëkk. léeg-léeg ñu laale, masaguma gis koo xamante ni bëñam dafa màtt làmmeñam mu dem wekki ji bëñ bi ne parce que dafa màtt làmmeñam. déedéet, dina négocier ba bëñ ak làmmeñ mën a àndaat si jàmm ak salaam ba mu sedd, comme ni ñu koy waxee. kon couple aussi noonu la war a demee. lépp nay am si yërmande, nay am si sincérité, mais surtout nag communication, c'est très important. mais léegi génération nouvelle bi, bon, koo si gis li muy njëkk def bu liggéeyee ba wàcc téléphone am, kii toog na la kële toog na la, ku nekk sa téléphone, du ñu wax. ñu nekk ñoo xamante ni ñu ngi toog mais ñu ngi soriyante, parce que ku si nekk yaa ngi si beneen monde bu virtuel di wax ak ñeneen wala keneen, wala nekk si yeneen it. te or que boo duggee si kër gi, comme tey téléphone mënul ñàkk si kër yi, mënul ñàkk si couple yi, mënul ñàkk si ménage yi, bu ñu wàccee rek nañ jël téléphone yi tegee ko ne le, ñu xam ne ndigam liggéeyukaay la woon, tamit liggéeyukaay bi wàccee nañ. tey jii am na beneen priorité mooy soxna si, am na beneen priorité mooy borom kër gi, ndax loolu day nekk loo xamante ni day neexal vie de couple. kon couple yi bu ñu bëggee dund heureux, kon loolu nañ siy bàyyi xel di communiquer, waaye di waxtaan mu ñu koy lal si dëgg, waaye itam surtout ku nekk bëgg sa morom, waaye itam nga yërëm ko. ndax yërmande boobu bu laloo rek lépp loo xamante ni yëkkati nañ ko rek suñu borom subhanahu wa taala mën na def mu antu, te si jàmm ak salaam ak xéwal ak sutur rek la ñuy dund bu boobaa incha allah. ba tey yeete na war na képp koo xamante ne ngay couple muy jëkkër ak jabar, li ñuy wax saa su ne say mottalante ba tax na ku ci nekk na ngay faral di muñal sa morom. oustaz, un jour dañu defal benn surprise, ñu daal di lay wan ki nga xamante ne moo di sa jumeau. amaana sax ñu bari xamuñu woon ne oustaz ki nga xamante ne moo di Assane Seck dafa am jumeau. jour boobu lan nga yëg? en plus dama lay faral di dégg nga ne seen way jour bëgguñu woon ngeen jàng li nga xamante ni moo di école française, bañ na ko ba franco arabe ngeen di def, lu tax loolu? waaw sant yàlla rek. xam nga jour boobu moom li olof di wax lu la bett mën la. je m'y attendais pas du tout, pour dire vrai. ndax xam nga Pape Cheikh moom doy waar goo xamante ne maa ngi koy nuyu de passage di ko ñaanal yàlla may ko mu yeggale ak sa goom. nit ku baax la, te xam naa fi ma ko toll macha allah, waaye man toll na ma fu ko raw. Diallo maa ngi koy ziar sama waay la nag Pape Cheikh. jour boobu dafa ñëw defal ma surprise, indi sama photo jumeau, indi sama photo papa, te ba fi ma toog di wax ak yow xaw ma fu mu jëlee photo yooyu, parce que sama papa benn photo boobu la am bu mu fi bàyyi buñ mën a def souvenir, xaw ma fu mu ko jëlee ba indi ko, mais comme dafa bare ay pexe mu ngi noonu rek moom. mais mbégte rek laa yëg wax dëgg yàlla, ndax dafa am sama benn grande sœur bi ma mës a wax ne nit nekk na si sofaan bañ wane ko télé, waaye nit nekk na si loo xam jàpp nañ ne lu baax la bañ wane ko télé. kon loolu dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax, di wax ne lépp yàlla la nag, ndax nit moom
lépp lu ñëw rek suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko dogal. La preuve sama seex maa ngi yëngu si lii moom mu ngi yëngu si leen donte la jàng ne nag ba am bagam jàng na ba am bag arabam li waraloon franco arabe bi du dara ndax suñu wayjur bu góor dafa nekkoon koo xamante ni dafa bëggoon diine macha allah moo taxoon mu ne daal ñun moom ba ñu juddoo mu ne yàlla ñii daal sarax naa leen diiney lislaam bu ñu màggee nañu bëgg sama yéene daal mooy seen lépp nekk ñoo xamante ni dañuy yëngu si diine Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. boof damay débrouiller rek dégguma tubaab damay bon je me débrouille pas mal donc parfois xam nga ma yëg ñaari phrase ñett ñu defe ne dafa dégg tubaab xëy na sax dañuy foraatu mais tamit nit moom loo gis ci àdduna rek volonté la ne jàpp naa ne lu ñu ci xam gannaaw ndimbalu suñu borom subhanahu wa taala volonté bokk na ci li nga xamante ni moom moo ñu ko may ndax boo nekkee ci réew moo xamante ni daanaka français la ñuy làkk mooy langue officielle bi te dégguloo ko yaakaar naa ne yu bëri soo ko bëggee ubbi sa ay buntu mën naa te day metti donc loolu moom moo taxoon rek ñu boole ko ci mais gëm ko aussi que ne incha allah bu ñu jàppee xuus ci rek mën nañ ci wax suñu soxla mën nañ ci bind suñu soxla te nit mënuñu ci wax loo xamante ni duñu ko ci dégg. La preuve li nga fekk ni ma koy seetaan du ma ko tardé muy JT France 2 bi je le rate jamais quand je suis chez moi foo ma mën a nekk bu ma nekkoo foo xam ne xat na sax dama ko am sama téléphone dama koy jàpp en direct déglu donc loolu dina la jàppale ci nga mën a manier la langue de Molière donc parfaitement mais aussi dina la jàpp may nga mën a am information xam li xew ci àdduna bi waaw ak bitim réew bu baax a baax waaw en temps réel donc keroog mbégte daal la ñu am di ñaanal suñu wayjur bu góor yàlla xaare ko aljana ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak mbooleem néewu jullit yëpp waaye itam suñu wayjur bu jigéen mu ngi ci kër gi moom tamit arabisante la langue arabe la jàngale ci administration sénégalaise ba retraité waaw fa tabarakallahu macha allah xëy na ñàkkul ni ñu yar bi ak li ñu nàmp xëy na rek moom moo tax ñu déggal ñu moom la ñu nekk di ko gàll nii macha allah. macha allah bu nekk lu am solo li ñuy wax saa su ne sa njaboot moom li nga bëgg lépp loo xam ne danga ko bëgg ci mu nekk ci rek ci la ñuy nekk donc macha allah rek lañ ciy teg oustaz jamono gi ñuy wax ak yow oustaz yi bëri nañ lool Sénégal mais ba léegi waraate yi du benn lan moo tax des fois ñii di déformer li nga xamante ne alquranul karim noonu la ko bindee lan lañ ci jublu. waaw xam nga yàlla moom ba mu wàccee alquran la wax ne am na ñoo xamante ne nii dañuy jàppee alquran ji def ko fowukaay maanaam di ko interpréter à leur façon à leur guise te alquran du noonu alquran dañ koy firee al bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ñu ko tekkil ba mu leer suñu borom subhanahu wa taala door ko fi jëlee mais léeg-léeg nit topp bànneexu bakkanam wala nga topp lu neex nit bay jël aaya yàlla yi di ko déformer mais yàlla am na lu mu wax ci ñooñu ne képp koo xamante ne da ngay jël samay aaya yi di ko déformer nu mu la neexee wala lu neex ma sàmba wala lu neex ma demba yow jàppal ne am na bés boo xamante ni mu ngi lay xaar ak mbugal moo xamante ni mu ngi lay xaar te boo si yegsee di nga xamante ni dina tàng si yow te dina metti si yow kon daray àdduna jaru ko dañuy faral di wax na booy wax si yàlla wala alquran wala l'islam di wax bëgg dara jaal sa bopp doo wax dëgg booy wax ngir bëgg dara jaal ku toog si diine yàlla ji doo wax dëgg booy wax ngir bëgg lii suppose nit koo xamante ni mu ngi toog itam doo wax dëgg kon dëgg ji nañ ko wax ndax dëgg benn la rek te dëgg yàlla la subhanahu wa taala lu mu metti rek nañ ko wax ndax lu dul dëgg rek nen la te lu dul dëgg itam du yàgg kon ñi koy def nañ ko bàyyi léeg-léeg aussi am na ñoo xam ne dañuy xëy rek gis ne jàpp ne milieu religieux bi neex na léeg-léeg conférence yi wala dara peut-être mel ni man seen jàng bënnul daw bëgg si dugg bay wax loo xamante ni xëy na maîtriser wuñu ko loolu itam dafa nekk loo xamante ni lu jar a bàyyi xel la ndax nit ki moom war na am fulla yi ak ngoru ak jomu lu mu xamul rek mu ne xaw ma ndax dañuy wax ne nisful ilmi laa adri genn wàllu xam-xam mooy ñu laaj la nga ne xamuloo waaye xam lépp itam mënul nekk yàlla rek moo ko mën. lu am solo oustaz Assane xamale ko li fépp nga xamante ni doomu aadama nekk na fa ba tey seen biir émission waxtaanu koor oustaz dañuy ñëw ci julli bi nga xamante ne dañ koy faral di amal ci li nga xamante ni moo di weeru koor julli bi lan moo ko waral. waaw julli boobu ñu ngi ko tuddee salaatu tasbih lu tax salaatu tasbih ndax julli la goo xamante ni boo dañ siy sàbbal yàlla si boo taxawee dañ siy sàbbal yàlla boo rukoowee dañ siy sàbbal yàlla boo siggee sa rukon ba boo sujootee boo toogee boo jógee si sujoot ba julli gi yëpp daal daanaka sàbbal la mën nañ ko tuddee noonu ba kër balaa julli gi du jeex ndax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko joxoon ku ñuy wax Abbas nekkoon mbokkam di léppam fa tabarakallahu macha allah ne ko dama lay jox julli goo xamante ni boo ko jullee yàlla jéggal la sa ay bakkaar yi njëkk yi mujj bindal la yiw boo xamante ni kenn xamul nu mu toll
defal la si barke boo xamante ni itam kenn xamul nu mu toll. am na sax xëy na ñu koy dingat ne wérul, mais damay faral di wax ne l'islam bi moom lépp lu si nit yëkkati muy alquran ak sunna di ko jullee, muy alquran di ko jullee, te amul dara loo xamante ni daf si mooy yàlla rek nañ si rafet njort. bu si amee yéene jaamu yàlla rek yàlla dog koy nangul. ndax Nabi sallallahu alayhi wasallam nee na jëf yëpp si yéene la lalu, te nit ku nekk la nga yéene rek la yàlla di fay. kon ku jël lu mel noonu itam di ko joxe nañ ko encouragé, ñaan ko yàlla nangul ko comme yéene jaamu yàlla rek la si am. te yàlla dafa waxoon si alquran ne nañ koy tudd lu bëree bëri. boo demee sax mu ngi wax naan ñi koy tudd lu bëri moo xam ay góor lañ wala ay jigéen lañ, ñooñu dencal na leen pay goo xamante ni gu mag a mag la. wa zakirina allaha kathiran wa zakirat, yàlla noonu la ko waxee si suratul ahzab ba aaya ba jeex. kon loolu dafa nekk lu am solo la, mais nit du yëkkati dara am si yéene jaamu yàlla nga koy décourager, c'est pas bien. loolu ma da nga koy encourager comme am na si yéene jaamu yàlla rek jàppale ko si maadaama génnul alquran rek yow jàppale su julli la, julliwul jublu sowu, julliwul di jaaxaan, mais day julli du rokon comme ni ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee. kooku ñaanal ko rek yàlla nangul ko moo ëpp solo. kon julli boobu moom lañ tudde salaatu tasbih, nga xam ne ñu bëri comme weeru koor dañ ne loo si def dañ la koy fulal, moo tax ñu bëri di ko def di ko pratiquer si weeru koor bi. yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko waxoon ne boo ko mënee bés bu nekk na nga ko def, boo ko mënul semaine bu nekk na nga ko def, aljuma bu nekk comme bi ñu nekk, boo ko mënul weer bu nekk na nga ko def, boo ko mënul at mu nekk na nga ko def, boo ko mënul gàtt nga def ko si benn yoon si sa giiru dund. kon fa tabarakallahu mu nekk julli gu am solo. ñaan yàlla ku ko mës a def yàlla na ko yàlla nangul, ku ko bëgg def yàlla na la yàlla may nga mottali ko, boo ko defee itam yàlla na ko yàlla nangu, ndax yàlla bëggul yóbbu kenn safara, ñëpp la bëgg yóbbu àjjana. kon na xol yi rafet rek macha allah, ñu yenente jàmm di ñaanal nit ñi yàlla di nangu, loolu rek moo ëpp solo Aysatu. maraban bi Cheikh Tijaani Amina bil qudumi li kawni fi sifa